ko si diw lebu la diw lii la loolu moom pour man gagné wuñu élection Abdoulaye Diouf Sarr daal defe naa ne ñoom dañu xam ne mënuñu gagné moo tax ñu indil ñu Abdoulaye Diouf Sarr def nañ seeni sondage. mais quand Abdoulaye Diouf Sarr c'est un candidat sérieux aussi. waaw man de jàppee ma ko candidat bu sérieux ban bu ma nekkoon seen place ñoom bu ma doon jël Amadou Ba laay jël mais li tax ñu indi Abdoulaye Diouf Sarr c'est parce que dañu désespéré xool nañu affaire yi xoolaat ko seetantal ko def seeni sondage xam ne jiitu nañ leen. d'accord voilà. Pour jeexal suñu émission dañuy dem nag fi nga nekk fi nga xam ne yaa fi nekk candidat. nga war a faire face ak sa ex camarade de parti socialiste Aliou Ndoye. alors tey conseiller municipal nga tamit si commune bu Dakar Plateau tey boo ma doon defal bilan bu Aliou Ndoye naka nga ma ko mën a décrire. waaw Aliou Ndoye maire la boo xam ne ñoo nekkoon maak moom li ma mën a jàpp ci bilan am nag mooy une mairie partisane parce que mairie di nga ko ut ci bannière parti mais bu ñu la xasee fal rek nekkatoo maire parti maire askan bi yëpp nga koy jël nga war a doon mais loolu firnde bi du ma ci wax kenn dama ciy wax man mii sama bopp man mi nga xam ne bi mu jiitee liste bi maa si topp ñu koy xeex ba yàlla defal ñu ndam. ci taxawu Dakar. ci taxawu Dakar ñoo ko commencé woon depuis Benno Siggil Sénégal mais bi ñu demee ba nga xam ne diggante wii ak non am na moom mu opté ne moom wii lay voté man ma gëm ne non laa war a voté si la ma génnee si mairie bi. comment ça nu mu lay génne si mairie bi naka. dama ne mairie yi dafa am système boo xam ne c'est l'exécutif. mairie bi man joxoon nañ ma fa bureau boo xam ne du ma fa du woon dama fay toog rek pour sama coobare pour liggéeyal askan bi jour bi ma voté non le lendemain la yónnee ne naa ko delloo caabi bureau bi dama lay jox exemple boobu rek. peut-être aussi boo nekkee maire ñi nga mën a liggéeyal mooy ñi nga xam ne seen diggante neex na ak itam bokk ngeen ay xalaat ci projet. waaw loolu moo lay won ne loolu dafa taxawul parce que nit ki bu ñu leen falee sur une base nga xam ne yéen a àndoon uti war ngeen am ngoru lu mu métti métti ngeen ànd parce que xam ne da ngeen war a liggéeyal askan bi noonu mu ko defee ci man noonu la koy defee ci population bi boo xoolee ñi mu jël ci mairie bi yëpp te loolu damay wax te waa APR ñi nga xam ne ñooy ay alliés tey duñ ma weddi mairie ba ñi fay liggéey yëpp amul benn parti politique militant ou parti politique boo xam ne bu bokkul ak parti moom bu mu fa jël mu liggéey. Parti socialiste. ñoom rek lay jël dernier recrutement bi mu def il a embauché 200 personnes 200 personnes yooyu yëpp ci label politique am la ci parti politique am la mun naa la ko toppal noonu bu yóbbu ay nit màkka ci ay nitam lay tànn yóbbu leen màkka ku bokkul ak ku farul ak moom du la yóbbu du dëgg tey mi ngi nii bi mu demee nag ba xam ne yëf yi élection yi jot na am na koñ yoo xam ne mi ngi fa bugg a commencer ay travaux bi ñuy ànd 2009 dañu ne woon maire bi dañu ñëw fekk mu nekk jeeg bu ràgg xam nga ñun ñu jëlaat ko defaraat ko du dëgg ñoom loolu lañ doon wax mais tey jeeg bi nga xam ne moom la ñu defaraat ba tey moom mooy jeeg bi nga xam ne dañ ko jox dépense bu doy mu xañ mu gobar jaasi. alors yow. xam nga luy gobar jaasi. mooy fi ñu war a añee añuñu. ndekkiwuñu ñu dem ba reer jot nag mu xam ne léegi nag yëf yi dafa war a jeex mu bëgg a togg ay reer pour nax ñu. mais loolu mënul tere. ñu xam ne ñun ndekki bi mu jotee ndekkiwuñu te heure añ bi mu ñu jotee dañ ñu ko xañ. d'accord de façon ramassée. tey Dakar Plateau lan nga jàpp ne urgent la loo xam ne yow tey boo nekkoon maire di nga ko fa régler loo xam ne askan bi ñu ngi koy laaj. li priorité. mooy li may ŋàññi nii la mairie pour tous nga xam ne bépp doomu Plateau day sentir boppam ci mairie bi te loolu dafa am ay mécanismes yu ñu koy defee mécanisme yi mooy mairie bi dafa am ay conseillers municipaux yu ko ŋànk ñu bokk ci ay quartiers Dakar Plateau am na 14 quartiers quartier bu nekk am na chef de quartier wala délégué de quartier. délégué de quartier yooyu war nga leen mën a organiser à travers li ñuy wax délégation de quartier délégation de quartier bu nekk chef de quartier bi dina fa nekk président d'ASC bi nekk fa bàjjenu gox bi nekk fa du dëgg association des jeunes nekk fa association des femmes nekk fa loolu buñ ko tënkee def ko délégation de quartier mu nekk loo xam ne ñooñu ëllëg ñooy nekk interlocuteur maire bi pour que lépp lu maire bi di war a def ci gox bi mu jaar ci noonu du am parparloo
lépp loo xam ne tamit dafa war a jóge ci koñ bi. ni nga koy waxee ni yomb na de. mais digge politique dem élection digge mais exécution bi. mais exécution bi mettiwul yow fal nañ la maire demal ci quartier bu nekk nga xool ñi nga xam ne ñooy responsable nga dajale leen organiser leen ba bu ëllëgee par exemple comme damay jël bi ñuy joxe ceeb yi ci koñ yi mais ñoom seen ceeb bu ñëwee militants yi rek lañ koy jox mais boo bañee loolu am chef de quartier bi président d'ASC bi bàjjenu gox bi mouvement des femmes mouvement des jeunes xanaa ñooñu boo leen boolee ñoom ñëpp mun nañu bañ a bokk parti xam nga ku nekk obédience bu nekk nga jël fa kenn teg jël yëf yi teg ko seen loxo ñooñu boo ko defee dina indi parparloo boobu bañ a am. ñaareel bi Dakar Plateau mooy commune bi nga xam ne day xëy chaque jour recevoir presque 3,5 millions. ci ay recettes ci ay nit du dëgg. j'ai pas compris 3,5 millions. non dama ne bu ñi nga xam ne ñoo ñëw di ut si. ah d'accord si wàllu social. voilà si wàllu liggéey wàllu koom-koom c'est le cœur de l'activité économique du Sénégal mais loolu tamit dañ ko war a gérer. d'accord nañ ko war a gérer tamit xoolal Dakar Plateau nu mu encombré l'encombrement Dakar Plateau boo fa duggee ak sa oto doo mun a bouger xoolal Petersen rond-point Petersen loolu dañ ko war a organiser parce que ñi fa nekk tam di fa liggéey ñu leen tuddee ay ambulance ci askan bi la ñu bokk. war nañ leen mun a vraiment comme ni ko Khalifa Sall daan defee teg leen ci condition yoo xam ne dinañ mun a taxaw daan seen doole dignement te duñu tere circulation bi dox. Diop Khalifa quand même moo diggante mag macha allah neexul woon. waaw neexul woon parce que Khalifa si dëgg la ko teg deuxième mandat Khalifa Sall 2014 bi mu demee si ambulance yi ñu ne ko ñun duñ la votel mu ne bu dee li ma leen fi jëlee moo tax ngeen ne doole ma votel kon jarul may am deuxième mandat il faut que politiciens yi tam am courage politique boobu. mais tamit Khalifa Sall pour ñi nga xam ne ñooy dëggoo ambulance yi lim ciy def en terme de milliards amul benn politicien bu ko si def. d'accord jëlewu fi ambulance yi rek mais daf leen fi jëlee ba pare proposer leen ay centres commerciaux yoo xam ne ñoom seen bopp dañ ci bokk mu financer leen vraiment woon daf fi jëlee lii daal ci gàttal teg fi leneen. d'accord voilà lu ñu mayoon surtout malheureusement jeex na bu fekkee am nga message boo bëgg a lancer ak itam sa dernier mot. waaw sama message bi may lancer mooy que di nuyu waa coalition Yewwi Askan bi bu Plateau bi nga xam ne ñoom ñoo jël seen choix teg ko sama ndodd pour que ma jiite liste bi di ñu def ko nag ci anam bu rafet parce que defe naa ne ñun rek ñooy commune bi nga xam ne avant ñuy dem sax commission de règlement des conflits ñun am nañ suñu consensus ba pare te loolu tam day wone ne ay nit tam bu ñuy ut dara bu seen xol àndee bu ñu defee tuuti effort rek war nañ ko mën a am di lancer appel aussi waa Dakar Plateau ne leen élection yi compétition la ñi koy ut yëpp ay doomu Plateau la ñu ku ci nekk na nga toog ak dal ak yar vraiment ñu xool ki nga xam ne moo ñu doy ñu woteel ko def ko ci jàmm def ko ci salaam mais bu ñu fàtte nag dafa am benn galgal bu am ci élection yi parce que nguur gi bi ñu xamee ne Dakar dañ leen war a gagner ci seen sondage dafa am ay ndëgg sërëx yu ñuy teg boo xoolee tey Dakar Plateau ak yeneen commune nguur gi ñetti liste la fa am. mooy liste parallèle yi wax. liste parallèle am na yoo xam ne liste parallèle la nit mooy mer def ko am na liste yoo xam ne c'est des listes commanditées. mais loolu dama si baax na ci yéen non. non baax na si ñun parce que lu mu gën a bëri xëy na peut-être. non baax na si ñun ci kaw askan bi comprendre parce que fas bi muy Benno Bokk Yaakaar. bi bugg a forcer buntu bi. mooy kan. buntu bi fas bi bugg a forcer buntu bi. mooy ngir am troisième mandat 2035 dañ ko fiy tere. Mame Mbaye Niang ngay wax. dama ne fas bi bugg a forcer buntu bi ngir am deuxième mandat troisième mandat jëmale ko 2035 dañ ko fiy tere junj doy na borom xel. jërëjëf monsieur Diouf waxtaan bi amoon na solo mbokk yi moo nekk noonu seen émission Jokko ñu ngi doon dalal tey monsieur Pape Diouf comme ni ma ko waxee nekk candidat bu coalition Yewwi Askan Wi commune bu Dakar Plateau nekk itam président commission sociale bu
ville bu Dakar nekk itam conseiller si Dakar Plateau mbokk yi ñu ngi leen jox dig daje ba alxamis bii di ñëw ak beneen invité ñu leen di rappeler aussi que samedi incha allah rabbi à partir de 17h di ngeen am seen entretien exclusif en direct sur Leral TV ak maître El Hadj Diouf 17h 19h ngir ñëwaat lu gën a yaatu si actualité nationale wàllu justice wàllu politique ak itam international balaa boobu itam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen émission Jokko jeudi bi di ñëw incha allah jërë ngeen jëf. C'est illégal. Je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. De Senghor à Abdou Diouf, Abdoulaye Wade en passant à Macky Sall, tous les leaders ont fait du wax. Radio Leral 96.1 Dakar 100.4 Kaolack 87.8 Mbacké Touba 93.1 Ziguinchor Radio Leral encore plus proche de l'info. rajo ba ngeen doon xaar day yegsi na rajo Leral rajo conducteur yi rajo taximan yi rajo chauffeur yi 96.1 ci Dakar 100.4 Kaolack 87.8 Mbacké Touba 93.1 ca Ziguinchor rajo bi leen di gën a jegele ak xibaar rajo buy leeral ak rajo Leral léppay leer ak rajo Leral kumpa jeex na. rajo ba ngeen doon xaar day yegsi na.